bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñuy suivre saa su ne à travers Dakar Buzz ñu am mbégte ca waxte di janook yéen tey nag dañoo seet si The Best bëgg a sekk ak moom benn waxtaan si lu ñeel mbirum polémique bi nga xamante ne ni ñu ngi koy dégg bés yi yëpp ci réseaux sociaux yi rawatina ci son boobee di choc diggante ki nga xamante ne ni mooy Prince Habibi ñu gën koo xam si turu Waly Dieng si di Diop ba Baye Zale laale seeg yëpp jël nañ Baye Zale jël nañu Prince Habibi dañuy jël tamit The Best ñun tamit ñu déglu moom it version wam ana lan la ñuy indil si loolu yi comme ay leeral dama koy bàyyi mu nuyanteeg yéen ñu doog a xuus si waxtaan bi Best maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Dakar maa lay nuyu ami la ami du moins maa lay nuyu di la ziar di ziar gars yëpp di ziar internetu Dakar Buzz yi ñu nekk Sénégal partout dans le monde waaw macha allah nuyoo baa ngi noonu Best dañuy dooree rek ak single boobu choc nga xamante ne bruit bi yëpp daanaka si loolu la juddoo gis nañ ki nga xamante ne ni mooy booy bu jaar si yow ñu koy wax Waly Dieng nee na son bi son wam la si yow la jaaroon jogaat nañ gisaat son bi si di jëf boy ko loolu indi polémique bu rëy a rëy ku nekk di si yey di si yaay bi version yi bëri nañ lool lan nga ñu si mën a indil ay comme ay leeral avant tout d'abord. ok dama ne woon sax du ma génnaat mais dinaa génnaat pour leeral parce que setal sa bopp du ragal xam nga mais leeral sa si li nga nekk la quoi Waly benn boole woon boo xamante ne dan moo tax ma xam ko mu jóge Kaolack bokkoon seen petit gaale après mu pare toog lu yàgg xam nga amul boppam lu mu defalee boppam single donc amul mooy mu jàppalee boppam par la suite ci la ko daan ñëw dan kër dan di fa vacances et tout dan indi ko studio bi mu ñëwee en contrepartie man dama ko doon may single pour may ko single parce que dama gis muy ànd ak dan ma xam ne xale la ñoo dan ñoo bokkandoon seen petit gaale te war naa ko mën a jàppale ma ne naa ko jàppale pour may ko single ci laa ko mayee single bi ma ko mayee single après ma toog benn jour dégg ko muy expliquer situation am xam nga jaru sama si jaaraat xam na sama xol laaj comme nit ñëpp ni ngay gisee nit mu gis ni muy dund nekk xale am bëgg-bëgg te man sama studio bi laa am ak sama xel bi aw ma leneen te yàlla moo ma ko may ma si sant yàlla bu baax donc ci loolu rek laa mën a jàppale mënu ma leen jàppale ci leneen donc par la suite laa ko jël tugal ko ci booy mu nekk ci booy di fi way dëkk fi pendant nag presque 2 ans waaw di fi lekk ndekki añ reer maa ngi koy jox kër gi ñu dëkk maa koy fay kër gu nga ndelaa yor 3 chambres salon ñoom ñu dëkk ci chambre yi comme expliqué mu leen di jox ba tabaski bi passé ñoo ko xottil Matar Diop Subatel bi mu naan Subatel fekk ko fa moo ko xottil tabaski bi passé ñoom ñëpp boo yëpp comprendre expliqué donc booy bi nekk fa ba un moment mu juge fa dinaa leen wax tamit après raison yi tax mu juge fa ak ba mu juge kan la àndal ak ku indi coow li ak fi coow li agsi mais dafa am lu mu leen bëgg a présenter lu ndaw rek mooy bi nga ko waxee ci sa interview daf ni moom dama kaa woo ni ko kaay toog ci studio bi ñu liggéeyandoo sama projet The Best Production nga jàppale maak yooyu noonu fii boo yëpp amul kenn ku ñu defal casting amul kenn ku ñuy gis di viser kii ni non ci moom yii baax na si ñun ñoom ñëpp kuñ ciy jël da nga commencé si zéro kenn xamu la kenn xamu la
ci zéro nga commencé ñu jël la di la jàppale ba nga toll fi ngeen toll ba ñu toll fi ñu toll. te loolu laa bëgg a vaar laa yor man bëgguma sax wax ji du bëri quoi. vaar laa bëgg a wan. comprendre nga. ngeen s'il vous plaît su fekkee di ngeen ma mën a jëlal. lii nii. ba ci Ablaye mu ndaw ñëpp maa ngi leen di bëgg macha allah di nuyu. lii tamit ma leeral ni. moom nee na bi mu defee son bi dafa génn dem. après laa ko jox Sidi Diop man. lu injuste loolu mu wax nee na man si laa ko jox Sidi Diop. Sidi Diop mi ngi def projet bi mars confinement bu njëkk ba. ñoom ñaar kan moo si jiitu. maanaam moom booy bi fi la nekkoon ba may xamanteeg Sidi Diop. di sekk ak moom ay liggéey di enregistré son Sidi Diop bi ma koy enregistré ay son boobu xaw ma booy bi. Sidi Diop boobu liggéeyul ci man mais da daan ñëw di ma fay. ma koy liggéeyal ay son comprendre nga. mais après booy bi dafa ñëw ci man. d'accord bi mu ñëwee ci man fa la nekk. Sidi Diop tamit daan nañ am ay liens yu nice daan ñëw par exemple jaar gàll gis booy tooñ leen bala gaañu booy la. comme naa expliqué. kon du moom mooy jël booy di leen def loolu mu leen di néewal doole bu leen jàppale parce que alalam ak yëpp day jékki-jékki di sekk ak booy loo xam ne sax man yëguma ko. comprendre nga. donc booy bi mu fa nekkee. mu ngi fa fekkanteeg Sidi Diop ba suba teel di am mu ngi fa fekk booy bi. après par la suite bi Sidi Diop ñëwee. comprendre expliqué. fekk booy bi teg la woon naa ko téeméer choc bi ci la gisee son bi ma jox ko Sidi Diop te ba Sidi di enregistré booy baa ngi fa. bi Sidi mu ngi fa woon après ay mois maanaam mars la Sidi Diop enregistré son bi confinement bu njëkk ba jamono jooju la woon ay mars avril jàpp côté boobu la. léegi moom neen dafa dem mais xoolal mars avril mai juin ba juillet lii la booy bi moo nekk nii mook booy la woon benn émission bu Nicolas doon def si benn télé. yaa may dégg date baa ngi nii le 10 juillet 2020 maanaam kon mars avril mai juin juillet ba Sidi wooyee 4 mois après booy bi mi ngi ci kër gi lii rek daaneel na ko léegi déglu leen li booy bi wax. wax de passage Dalifor sama goro sama xarit ku ma bëgg di nuyu soxnaam bu baax ak sama yaay Rokhaya ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax bon pour tontu nga si question boobu noonu The Best bi may xamante moom su ma juumul c'était en 2016 2017 donc maag moom ay frère la waaw bi ma gisee bi mu njëkkee découvrir sama talent ñu toog maag moom ma jàng ci moom gis ci moom lu bari liggéeykat mu gis ma daf ma gis rek bëgg maa jàppale ndax da ko ñàkk ñaan la bi ma ñëwee bi ma njëkkee xamante moom single la ma doon may waaw daf ma doon may single boobu adhéré gu moon ci label bi waaw boobu maa fa fekk gars yi ñoom Pape Bilal Assane ak Dan sama jur waaw ñoom laa fa fekkoon mu pare pour may ma single bu nice bu rafet macha allah léegi ci laa bàyyi woon loolu après dem concentré wu si sama jàng Kaolack biñ toogee diir ci la ma contacté waat ci la wax Dan xam naa ne boobu amutoon sama numéro ci la ne Dan pour mu woo ma mais bi ñu njëkk a xamante Dan moo ma présenté ak moom moo booleeg moom mu doon gain bu cool grand bu baax bu yaatu boo ñëwee këram da nga naan non non c'est pas possible ñëpp fa la ñuy fréquenté di togg waxtaan bi neex ataaya bi di jolli jabar ju baax di togg lu neex ñëpp di xew macha allah ma bëgg gars yi tàccul ma sa bés waaw loolu moom moo ñu ko tàcc li ngeen gis nii rek jaratul sax may continuer émission bi parce que xale la quoi xëy na bu nekkoon magum jëmm du doxalee ni mu doxalee te buzz ak coow ak siiw lañ ko promettre si coow li di nga ko ci am nañ la ci xam ba tax muy def yi muy def nii wala di yàq ter wala di wax loo xam ne ëllëg booy bi mënoon def erreur man xam naa ne xale la xelu xale la yor mënoon def ba jëmmi jamono mu ñëwaat samay loxo ma jàppale waat ko parce que maa ngi koy def ay nit def nañ ma fi lu ne ñëwaat si samay loxo ma jàppale leen koo jël single di ko may pour mu way beneen single laa ko doon may bu yàgg booba ay choc sax amul koy may single xanaa du kooku ngay fekk single am di ko jël di ko néewal doole nañu waxante dëgg man li sama studio li may may single moo ëpp sax li may jaay single léegi moom fan la sukkandiku que ne moom choc ba mu ko jaral lenn rek la mooy musique bi ñoo nuroo man musique bi moom avoué na ni maa ko defar yaa may dégg moom nan la mën a indee nan la mën a waye ci musique bu ma defar ba pare ma koy plagiat maanaam man nan laa mën a defaree musique bi mu way ma koy plagiat ak moom nan la def ba am musique boobu xam nga nan la def ba am musique boobu nan la def dafa am benn booy boo xam te ne bu tudd Papa Bile génn na sax comprendre nga moom fii la nekkoon Kolda la nuyu daan ma message di ma woo naan ma grand ñibbisi naa defuma dara maa ngi fii sama studio ñi ma xam ñëpp musuma am apprenti musuma am ku ma secondé parce que dafa sensible quoi man rek maay liggéeyal sama bopp te sama liggéey man rek maa ci wóolu sama bopp te booy ba mu fiy nekk sax daan liggéey ba pare ma jëlaat liggéey bi liggéeyaat ko comprendre nga parce que am nañu nit yu mel noonu seen liggéey seen bopp rek moo ci doy donc ba si clients yi daan ñëw sax bu booy bi liggéey dañ may woo ni ma non yow da nga ñoo bataleeg booy yi joxoo ñu cër booy bi li mu ñu liggéeyal ñu yooyu lañ daan wax mujj gi maa daan liggéeyal sama bopp
léegi booy bi da doon ma woo ni ma defuma dara bari saa daan ñëw sama kër. may tëdd di nelaw comme ñun liggéey guddi la. mu toog di ma xaar ay heure sama jabar fëgg ma kii mu ngi fi yàgg na fi ma ubbi gis booy bi ma nuyu ko bu dugg mais parfois ma yor ay projet mu bëri. comme daf may woo daf may message te jeune la bu bëgg a liggéey. ma jël yenn projet yi ni ko booy instant yi artistes yaa ngi may sëqatoo ci ay projet yu bëri am yenn yi defaral mixel yii nii comprends nga yii ma job ko ci studio bi bu ko defee nga xam te ni affaire yi day gaaw pare. te bu ma yónnee waatee projet yi moom li muy may jox sax du ma doy dama koy defaraat. comprendre nga booy boobu moo nekkoon fii sama mot de passe sama machine amul woon sens interdit si man la dëkkoon maa ko daan jox ndékki añ reer lépp. mu dëkk ci man lu ma am partage ko ak moom di waxtaan ak moom samay contact ma jox ko bu ma nit di woo sax dama naa la wool papa bile wala bu mu bëggee soxla dara ma jox ko ni ko wool diw. parce que amoon naa ci moom confiance te li ma wan nag ba ma am ci moom confiance war na ko ñu bëri ñoo xam te ne da leen a trompé ñooñu woo nañ ma bi ñu gisee mu def sorti woo nañ ma téléphone expliqué ma li mu leen def yëpp mais jaruma ci leeral sax loolu ñooñu la concerné mais man li ma concerné laay wax. booy bi mu nekkee fii day cool toog. yaa may dégg du wax ju bëri. yaa may dégg. boo ko gisee di nga ni kii non moo gën ci àdduna bi te di nga ko jox confiance man loolu la dund ak man booy bi mu nekkee fii moo jël li nga xamante ni mooy musique bi ma defaroon. bi mu jëlee musique bi ak projet yi comme mi ngi ci moom am seen benn grand bu leen proposé benn studio. ñoom booy bu tudd Jams xawma comprendre nga. léegi ñoom biñ demee dañoo coup d'état quoi maanaam dama inondé période boobu kër gi ma yoroon 3 chambres salon la. taw bi ndox bi dugg sama kër. ma inondé ndox bi yem ñu fii. suñu bagage yëpp yàqu. léegi ñoom ñu ne c'est la fin du monde The Best balaa moo amaat studio xam nga papa bi la waxtaan ak ñoom comme ñoo doon nekk di beru ñoom. ay clan lañ doon def ci biir affaire bi. d'accord ñu coup d'état ñu génn man daal damaa gis daal ay statut booy bi naan léegi Jams production waale Jams production xam nga papa bi la directeur Jams production ma woo ko ma ne ko booy jam ngeen ma da ngeen def nii pour lan la xam nga mais booy dem sax yow sama homme de confiance nga woon. sama secret yu bëri sama studio yaa ko doon gérer. kon nan nga mën a jege tëb ni dem te waxoo ma dara waxtaanal ak man bu dee lu ma lay dolli ma dolli la ko bu dee lu ma lay yokk ma yokk la ko te ñaan naa yàlla nit nekk ci man ba tollu fenn fi buy dem xam nga mu rafet quoi comprendre nga. booy bi naa ma non nii waaw demeewul noonu ni nga ko xalaatee guddalu ma wax ci. mu cool comprendre nga expliqué. booy bi. nekk Jams production léegi ñu bëgg a defante ak ñun nag pour am buzz xam naa comme taxawal nañ lu bees comme Sénégal idée boobu moo nekk seen bopp. comme taxawal nañ lu bees ñu ni xaaral ñu defante ak The Best pour am buzz pour média yi wax ci pour ñu xam ñoom ñooy kan comprendre nga mooy buzz bu négatif bi Sénégalais yi bëgg rek. léegi booy bi ci boppam jël musique boobu mu jëlee fii ci studio bi daal di koy jox booy bi. jox ko kan. Waale bi mu ko joxee Waale ñu way ko ci seen studio bu bees boobu. biñ ko woowee ci seen studio bi fekk na moom enregistré na ko fii ba pare. fekk na boobu enregistré woon na témoin la témoin mooy maanaam man bamtuwaat ko loolu faa mu leer. faa mu leer aussi témoin. parce que témoin interprète la maanaam man damay defar musique su ma defaree musique bind sama texte comme ni ngeen ko gisee nii texte yaa ngi nii. gis nga tout le temps damay bind lii gis nga lii daal la lii voilà pour wax la lii son Sidy Diop ay son Sidy Diop la yii yu ma doon ko bindal gis nga yaa ma dégg. témoin mooy artiste moment bi dañoo toll foo xamante ni artiste day tal la neen duñ ko stressé muy xalaat wala muy def dara loolu kaana yi depuis 2000 lañ ko commencé Céline Dion lu mu way Arkeli moo ko bind est-ce que comprendre nga Drake lu mu mës a way dafa am ay directeurs artistiques yu koy proposé Beyoncé ak Jay-Z lu ñu way dañ leen di jaay son Maître Gims son yu bëri yu mu def buzz dañ koy defar ay nit ñoo toog seen néeg defar ko am idée générale bindu ko wayantu ko ni ko Maître Gims kaay ma jaale lii mu jënd ko way ko affaire bi explosé mu jox ko ay droit am loolu lañ tuddee top line man top liner laa ghostwriter laa mooy bindkat loolu la ma yàlla may ak sama studio bi am nañu ko yàlla mayul ma ngi koy sant yàlla bu baax bi ma composé sama musique lu ci bëri damay composé musique daal di bind texte mais comme man yàlla du la may lépp man sama baat neexul mënu ma way te booy sama kër lañ dëkk soo may dégg su ma tourné gis ku neex baat ma ne ko am naa idée bu ma am bu nice dama ko bëgg a jaay artiste sangam wala artiste bi nee na ma présenté ko son bu mel nii kaay nga wayal ma ko d'accord mu daal di ñëw toog ma ne ko noonu mënu ma lu may way moom nee dama koo yee këng waaw mais ku ñu yee ay 3 heures du matin waaw ku ñu yee 3 heures du matin la kaay way yow lan ngay xalaat lan ngay way mooy maanaam yow li nga war a way préparé nañ la ko
day ñëw toog man ko demal sëlmu mu sëlmu mu toog man ko waale woyal ABCD mu ni ABCD woyal choc mu ni choc ma ne ko merci baax na dama tëddi jël sama taw mixé ba mu nice woo artiste diw ni ko déglul lii kaay ma jaay la ko parce que moment bi nigériens yi foofu lañ toll man loolu laa bëgg a imposer fii te loolu laay def te am na ñu koy def fii Baba Amdi da koy def Baba Amdi am na morceau yu bëri yi ngay gis fii nii témoin la ay Ami Collé ay Wally Seck yu mu ko jaay yu bëri ay témoin la booy mi ne studio am ñoo koy tegal mais yow nit ku ñëw man su ma defaree musique yow nga nekk waykat toog man la musique bi kaa ma jaay ko bind naa texte bi nga ne ma léegi texte yi nu muy demee man mu neexuma baat yow bu mu dégloo ma jël texte yi naan B di nga ne mais kii daf ma yeb quoi mais il faut que mu wut ku neex baat mu tegal ma ko bu ñëwee exemple la nga déglu ni lii neex na de waaw man la kaa ma jaay la ko kii moo ma tegal témoin bi loolu mooy témoin. d'accord su ma la déggee mbir mi noonu la demee léegi da nga ko jaay Sidi. léegi son bi mu ñëwee artistes yi ne Sénégal yëpp moment bi ñu toll instant kenn amatul xalaatu toog di xalaat parce que son defatu fi buzz 2 mois wala 1 mois ji nga coow li ñuy wax ni day passé après moom dañ koy fàtte te man mënoon naa ko jàppale ñi koy ruux dañuy ne si leneen tal leneen moom mu toog si ruuxam comprendre ma expliqué dem naa ba ci sax Papa Bile bi problème bi avant moo jug nii sax dama ko doon laaj booy naan ko dinaa leen jàppale xoolo papa dama doon ko message naan ko ana booy ñu ngi si jàmm munuma dama laa soxla damaa bëgg a waxtaan ak yow xam nga damaa bëgg ñu liggéey affaire yooyu noonu xolo message yaa ngi nii lu amul seede baaxul comprendre nga ma ne ko ana booy comprendre expliqué waaw munuma waaw li nga xolo bëgg naa ñu gisee la Papa Bile bëgg naa ñu gisee waxtaan juste si benn affaire pour bu am important ma ne ko ok c'est possible ban affaire la noonu munuma juste si travail bi xam nga yónnee ma capture yu mu doon liggéey kër gi ak son Pape Diouf fa sa lady bi ñu defar xam nga di ma ko yónnee ma naan ko ana booy ñu ngi si jàmm affaire yooyu noonu del conseil booy di waxtaan ak ñoom kon man du man maay fakkasal benn booy ñoom xam nañ sama xol booy xam nañ nu ma mel xam nañ ni borom xol bu rafet laa te borom xol bu rafet tout le temps foo ko fekk dañ koy tooñ ci ay problème rek lay dëkk parce que day topp xolam day bon war a yem ci bon boobu dawaat beneen bon nekk bon gars yi di ko lekk rek léegi nag man dañ maa yàgg def loolu ami mooy toog waaw laata foofu aussi nga leeral lañu choc bi da nga ko jaay Sidi Diop dama choc bi maanaam bi suba teel ñëwee damay leeral suba teel bi mu ñëwee dañoo collaboré dafa ñëw suba teel amul studio teg na label mu gis the best doy ko mu collaboré ak man d'accord léegi signé ay artistes yi mu signé maay seen directeur artistique maanaam maay defar seen musique léegi man maa leen di jox ñuy way maa leen di bindal ñuy way artistes yi bi ñu ñëwee bi Sidi Diop ñëwee dama ne ko dèjà li ma gën a njëkk a bëgg mooy nga génn ci loo bi nga nekkoon dama bëgg ñu xam yow booy da nga am talent sa baat dafa neex dama bëgg nga am beneen facette bu bokkul ak mbalax beeg way bi nga am yow si jeunes yi ñuy yaakaar ñu yóbbu suñu musique internationale si nga bokk te bu dee musique internationale man si laay gën a yëngu yaa ma dégg mu déglu choc déglu Dof Love comment expliquer ni non li nice na de affaire yooyu noonu man ko comme yow yaa ngi ci biir label bi yaa ma jox la son ma woo Matar finaliser ak moom ni ko Sidi laa jox son bi nii ñu finaliser li ñuy finaliser comprendre ma expliquer booy bi su ko wayoon comprendre ma expliquer wala mu moom son bi du ma ko joxee parce que ñoom ñi may dégg waa The Best Family ku ma ci jël sa son sax prévoir ne yow laa koy jox sax su ma la ko joxul sax dama la koy wax amul kenn ku ma ciy dundal lool wala ku ma ci mës a dundal lool noonu léegi vidéo bi ngeen gis booy bi def ko voilà pilote la xam ngeen luy pilote sénégalais faa nga leeralal lépp pilote man animateur laa exemple laay joxe comme yow ami animateur nga bëgg nga liggéey Dakar Buzz yaa ma dégg léegi yow nga bind sa CV jaar naa fii jaar naa fii comme naa expliqué ñëw pour déposer ko bureau Dakar Buzz waa Dakar Buzz mën nañu xool sa CV mais talent bi moo leen gën a ñor léegi Dakar Buzz xam nga lu muy laajtatul CV danaan la léegi yónnee ñu pilote est-ce que comprendre nga pilote mooy maanaam nga yónnee jox exemple nga def sa vidéo ni man la ami présenté benn affaire comment expliquer daal di koy yónnee waa Dakar Buzz xool sa talent mais pilote boobu du luy génn looy wan benn nit la pour mu seetaan ko xool li nga bëgg a def man émission laa doon def boo leen seetaan ne vidéo di nga gis kuy présenté ak kuy laaj ay nit ñuy wax xam nga loolu du clip loolu émission la ma bëggoon ko présenté waa Orange bi mu ko bëggee présenté waa Orange ma waxtaan see ak xumaan munu ma da ngay def pilote nga wane exemple li nga bëgg a def lan la nga yónnee ko waa Orange boo ko yónnee ñoom ñu xool li ñu bëgg a li nga bëgg a def lan la bu ko defee ñu épaulé la léegi moment boobu la booy bi defoon témoin bi
bi mu defee témoin bi moment boobu son boobu noonu moment boobu laa war a def pilote bi ma jël benn salle comprendre nga yéen a ngi ma gis si ginnaaw ma yor machine man du ma DJ mais dama doon jël exemple DJ pour wan waa Orange que ni bu ñu doon ko def tey DJ bi fii lay nekk comprendre nga jël suñu benn copain bu am ay couche bu tudd xam nga mënuma tudd turam quoi mooy bâche bi ngeen gis si ginnaaw comprendre nga ma ne ko yow comme suñu copain la suñu lay fréquenté alma sa bâche bi ma teg bâche bi si kaw wan waa Orange bi bu ñu doon liggéey seen bâche Orange bi fii lay nekk comprendre nga jël Jules du présentateur mooy directeur Subatel ma ne ko comme yor nga voix kaay nga présenté bu ko defee ma ni waa Orange présentateur bu ñëwee lii lay wax ma jël booy bi comme moo teg témoin son boobu noonu te son bi adéquat na ak li ñu bëgg a def ma ne ko kaay léegi jeune talent yi ñu war a découvrir si kii bi ñoom bu ñu ñëwee nii la ñu war a wayee d'accord loolu mooy pilote les pilote boobu kenn amu ko maa ko amoon fii ñoom lu tax ñu dem seen xel dem ci pilote boobu ba ñu koy jël di ko publier maa ko génnee xam nga kuy nëbbatu kuy naan doo de làqu boo mandee man du ma nëbbatu man maa génn sama machine fii pilote bi ni leen pilote baa ngi nii léegi ñoom ñu xam naa si lañ demee ki tourné woon pilote bi comprendre nga mu jox leen ko officiellement ñu commencé di ko partager di ko dugal est-ce que comprendre nga mais man ba léegi loolu sax intéressé wu ma li ma intéressé mooy leeral sénégalais te xam naa ne dofuñu te xam nañ kuy wax waxu caaxaan kuy wax waxu naafeq ak kuy wax dëgg te man coow yi ñu may dégg yëpp si coowu son parce que musuma c'est pas la première fois voilà damay sant yàlla ba bu ñu may dégg coow du ci ay The Best ak jabaru jàmbur du si The Best moo la ñu gis ay taatam du si The Best ak borom jën bi The Best ak menuisier bi si sama liggéey rek la ñu may coow The Best ak son wu The Best ak musique am The Best studio am The Best ak artiste am kese ngay dégg loolu nag liggéey nag day ànd ak coow dafa am nit ñoo xamante ni xëy na dañoo weex donc comprendre nga mais man coow yu may dégg yëpp si sama liggéey la te buñ ma gisee presse buñ ma mënti gis nañu dem visiter fépp su ma waxee rek mooy damay défendre sama bopp défendre sama image dama yor ay doom dañuy màgg kon man du ma nangu doomu aadama di toog ci benn presse di salir sama image donc moo tax ku ma waxal loo ma war ta waxal moo ma génn te génn bi ma génn défendre ma Sidi Diop du ma manager am Sidi Diop du ma ànd maanaam du ma staff am maanaam man maison bi Sidi nekk man dama fa yor wàll muy Subatel te Sidi bu amoon ak problème ak Baye Zal sama yoon newu si seen problème ñoom lu ñu jote man wallaahi sama yoon newu ci te bu may waxal Sidi Diop yu baax wala di ko defal yeneen du maanaam dama koy waxal pour défendre ko parce que du moom rek laa yor mais dama koy wax lu tax may def sorti nii lu tax ma def sorti dafa arrangé Sidi Diop si carrière am parce que maa ko jox morceau mu way benn xale tëllee fële ni moo ko moom kon man rek maa rek mën a kii setal Sidi Diop mais léegi moo tax ma génn pour setal ko naka la si laalee moom Baye Zal booy bi ñuy defaree son bi yaa may dégg dañoo def benn téléphone yaa may dégg clip ko seen téléphone yaa may dégg bi ñu ko clipee seen téléphone seen studio boobu ñu yor booy yi dañoo lancé le 6 décembre ni dañuy def benn concert Magic Land léegi booy bi comme nekkatul ci booy yi gis na affaire boobu bëgg na defanteeg booy bëgg na defanteeg man comprendre expliqué si lañ profité dugal ko seen chaîne vidéo boobu vidéo boobu dafa dugg rek pour wan ni la man lépp dama ko préparé parce que sénégalais boo koy wan da nga koy wan lu leer bi vidéo boobu duggee rek dama koo téléchargé denc ndax xamoon naa ne tôt ou tard coow li day agsi fii xamoon la vidéo fi ma ko denc te vidéo boobu noonu ñoom dugalaatuñ ko woon comprendre expliqué vidéo boobu noonu bi ma ko génnee dañuy soog a jël vidéo yi di ko génnewaat mais vidéo kenn musu ko gis ba Sidi Diop génnee clip ba mënoon nañ génnee clip boobu ñu tourné ñoom la moo tax génne wuñ ko parce que génne woon nañ ko bu yàgg parce que bi ñu génnee clip bi man dama leen a woo téléphone neen boo jam ngeen ma boo li ngeen def nii noonu leen ko mënee def nan laa mën a yore sama kër di liggéey ak yéen tegloo leen témoin ba Sidi Diop di enregistré mu fekk leen fi appelu papa Bile mi ngi fii ci man muy confirmé comprendre expliqué ba Sidi Diop di enregistré mu fekk leen fi lépp ngeen jël son yi comprendre expliqué di ko enregistré waat di ko génne naan yéen a ko moom di salir sama image lii loolu ko mënee xam nga ñuy dëgëranteeg man bopp man leen nag damay dem si yoon xam nga def li ma yoon may bi ma nee damay def li ma yoon may woo papay booy bi avertir ko explique ko problème parce que moom ba booy bi génnee dama kaa woo téléphone ni ko kat sa doom nekkatul samay loxo comme ni ma koy defee booy yëpp seeni parents damay déggante ak ñoom sa doom nekkatul samay loxo kat mais conseillé ko kat que mbiru showbiz dafa bëri nii te yow Kaolack nga nekk te problème yu fi am ëllëg yow lay sonal te xale la nii laa ko wax te loolu dafa fekkoon ma gis booy bi mu génnee takk dafa dem si ñoo xamante ni suñuy ennemi mën nañ ko tuddee suñuy ennemi di photo ak ñoom bi ma gisee loolu rek damaa sentir ni liy xeeñ nii liy ñëw du baax. muy photo mag Baye Zal bi nekk. non pas Baye Zal boobu yàggul moog Baye Zal bi yàggul photo ki mu photowal du ma ko wax
comprendre nga dama koy may rek ma leb ko mais damaa gis mu photo koo xam te ni ñun bëggul suñu jàmm bi ma ko gisee rek damaa woo papa ji avertir ko ni ko xale la bu mu dugg ci yenn affaires yi na topp yoonam rek jël yoonam papa ji sant ma gërëm ma papaam mu ngi may dégg di ma seetaan mu sant ma gërëm ma léegi bi affaire bi amee ma woo papaam ma ne ko li ma doon la wax am na son bi mu tegaloon témoin Sidi Diop ba mu koy way lépp fi la ko fekk génn bëgg a defanteeg booy ingénieur de son bi nekkoon fii jël musique bi yóbbu ko jox ko mu way ko nee na moom moo ko moom dugal ko ci chaîne am li ma lay wax ni début décembre la boobu ay choc bi coow li amagul début décembre laa lay wax nii man comme naa nga côté fin novembre laa lay wax nii yaa ngi dégg te Sidi Diop mi nga way son bi depuis mars comprendre nga ñu ngi clip bi depuis début novembre ñun lañ turé suñu clip xam nga ñu ngi naan single bi y a 1 mois ñun clip nañu depuis début novembre affaire de confinement bi moo taxoon ñu denc clip bi di xaar ba affaire yi ubbeeku ñu soog ko génnee comprendre nga léegi booy bi ma tuddee brigade de recherche papa ji xam naa woo ko dara wóoruma si mais après gis nañ avant 1 heure de temps sax supprimer nañ clip bi ñoom léegi bi ñu supprimer clip bi Baye Zal si boppam man clip bi avant ñu koy supprimer dama ko téléchargé pour war ne la booy yi man sama lépp dama ko préparé woon parce que xamoon naa ni booy tôt ou tard affaire de caay-caay yi lañ doon def quoi comprendre nga ma préparé woon affaire yi yëpp pour ëllëg bu amee problème wala mu am dara loo xamante ni luñ may reproché la comprendre nga ma mën a setal sama bopp setal sama der setal ñi nga xamante ni ñoom laa ko sekkal booy bi clip baa ngi nii clip bi doo leen ko gis fenn bi ma ko génnee site internet bi ma demoon la fois passée si lañ koy soog am fitu génne pour wane ko mais ñoom bu doon dëgg la clip bii bañ ko tourné ba dugal ko début décembre ba duñ ko génne waat la moo tax ñu génne ko c'est parce que buñ ko génnee mooy nekkuñu si dëgg te affaire da yoon amoon na ci et tout ñu xam ne ñoom nag nekkatuñ si dëgg léegi nag bi ñu génnee clip bi Baye Zal xam ni booy bi son bi mu waykat moo tegoon thème bi Sidi way na si te Sidi mu ngi koy waaj génne mu ne voilà comme man bugguma daray jàmm si sama diggante ak Sidi parce que loolu lay dox ñi xam Baye Zal ñëpp ñi ko comprendre yaa ma dégg xam nañ ni instant bi mu ngi def ci suuf ay affaires yoo xamante ne ñun xam nañ ko yu leer nañ yu muy def. ay affaires yoo xamante ne ngir lan. mu ngir bi yàqal Sidi mu ngi koy def Sidi nag fi mu placé mënul wax su doon waxkat la wala mu mën a placé wax day wax mais du moom du warul wax parce que ñun santuñu ko sax wax yaa ma dégg mais Baye Zal dafa tuuti si suñuy souci parce que moom il n'est pas crédible parce que yow chaque jour yaa ngi lay dégg fii yaa ngi def fii yaa ngi ruuma ndaat te ñun moom dafa weeru instant bi nii li ko weer moom xam na ko dafa weeru dem mu ngi lay avertir sax si li ko weer comprendre expliqué dafa weeru ba ñëpp xam ni dafa weeru kon man kooku nawloowu ma ko est-ce que comprendre nga te man du ma wax si nit lu ñaaw wala lu bon du ma ko saaga si liggéeyam du ma fi nekk di ko expliquer wala di ko wax lii ak lii ak lii du ma ko def parce que loolu indiwu ma fi lu ma fi indi mooy sénégalais yi leerlu xam complot bi xam ni showbiz kat moment bi ñu toll ay complot kase la xale bii bu taxawee di am fitu di dénoncer wala di wax wala am fitu di wax c'est parce que dafa am ñu ko ngémb ni ko dara du la ci fekk yow sénégalais yi dañ lay yërëm jooyal ba fasal sa kanam wàññil mu naan ma daa jóob suba teel man sa raq laa man sa lii laa sénégalais naan ndeysaan xool leen ko yërëm ko pour mu am buzz du loolu moo la ciy génne fii buzz liggéey sénégalais yi weesu nañ lool kenn mënatu leen nax ci ay yërëmtalu ay victimisé wu comme naa ma expliqué ay victimisé wu pour nit ñi mën la yërëm loolu xeewi na amatu fi fii ku fi nekk di liggéey sa talent moo lay yóbbu pas ay victimisé wu di jaas ñi ñu lay yërëm pour ñu liggéey loolu la ko gars yi gëmloo ka xale nga fii nga mën a jaaree tàkk ñuy collage son di collage son Sidi Diop pour mu yaakaar ci buzz te alors que mu ngi rey boppam lii rey na ko vaar yi mu wax nii yëpp rey na ko comme naa expliqué léegi Baye Zal bi mu jëlee son bi da koo dugal chaîne am bi mu ko dugalee chaîne am si la booy bi si la woo booy bi ñu nga clip bi ñu njëkkee del son bi début décembre ñoom booy yi yaa may dégg di defanteeg man premier début décembre laa la wax de si la ñu filmer seen téléphone si def genre clip nii dañ koy dugal si seen chaîne comprendre nga bi nga ko dugalee seen chaîne bi ñuy woo tuddee affaire da yoon la ñu xam ne nekkuñu si dëgg si lañ supprimer affaire bi mais avant ñu ko supprimer dama koo télécharger mais lii ma télécharger nii clip la vidéo la seen téléphone lañ ko defee lan moo tax bi Sidi Diop génnee clip bam ñoom génne wuñ ko ak lan moo tax boobu ba léegi mu nekk ci lii lañ tourné woon avant ñu ko gis nga kii booy bi la xam nga booy bi lii lañ génne woon ñoom
comprendre nga expliqué. li lañ génne woon comme clip bu ñu génne bu ma leen woowee nag ñu leen jam ngeen ma li ngeen def nii pour lan la tudd affaire da yoon ñu dindi ko parce que boobu kenn newul seen ginnaaw ñu xam ne nekkuñu si dëgg ñu gindi ko léegi Baye Zale bi mu yëgee loolu parce que booy bi dafa xamante ku tudd Is. Is dafa nekkoon mooy na Mandiaye si ñun la nekkoon. Is moom moo ko wax Baye Zale. Baye Zale jël ko dugal ko bi mu ko dugalee nag ñun bi ñu ko gisee sama jour ngénte benn copain la moo doon ngénte ma gis ko ma ne waaw ma woo booy papa bile man ko kon yéen génn góor leen ci problème ba la génn ci problème bi son jàmbur bii nii ngeen def te yéen ba si di enregistré lépp fekk leen fi ngeen jël ko di ko continuer di ko véhiculer lii ngeen jox Baye Zale mu dugal ko pour lan mënu ñun joxuñu ko booy bi. booy bi si boppam. xaa ma tegal la appel téléphonique laa lay tegal lu ma si yoon may ma jël parce que lii leer tey laa ciy wax tey laa ci mujjee wax quoi Baye Zale bi ma ko woowee dani moom booy bi moo ko jox. effectivement. loolu la wax ah n'est-ce pas. loolu la wax. ah ok léegi déglu leen lii booy bi mooy wax booy bi déglu leen. Baye Zale dama ko woo ni ko bàyyi ma naam ma ni ko wax ak moom si cekk ak teraanga ni ko lii nga nii moom moo ko maa ko moom te xam nga ni moom moo ko damaa bëgg rek nga dindi ko te yàlla tax comme naa expliqué parce que coow di si juddoog yooyu noonu sénégalais di si jot ak affaire yooyu noonu parce que lii nga def nii baaxul si sama image parce que mënoon naa def sama contestation topp li ma yoon may mais day gudd yoon xam nga affaire da yoon di def ay 2 jours clip boo financé ay millions xam nga di nar a xaaraat ay 2 jours 3 jours le temps que sénégalais di nekk ci leneen ñun amuñu temps boobu ma ne xaaral ma jaar comme xam naa ki ko def xaaral ma jaar ci ki ko def rek comme naa expliqué que bu ko mënee dindi mu dindi ko booy bi ma ko woowee appel téléphonique mi ngi nii. man la sa bés. waaw. ça va. naa dama doon dégganteeg sànq Baye Zale. waaw. mu ni ma nee na yow yaa ko jox son bi ni ko mu dugal la ko ci chaîne bi. jox ma kenn son. loolu leer na nee na joxul kenn son bi Baye Zale dugalee son bi. ma gis ko ma woo booy woo Baye Zale envoyé ko réclamation. yaa may dégg. ni ko bàyyi bu ñu tooñ son bi moomuñu ko te bëgguñu am problème comprendre nga. booy yee ko wax loolu. booy waaw yaa may dégg dindil son bi. Baye Zale confirmé na lool nee na moo tax après mu woo booy bi ni ko masqué ko comprendre nga booy réclamation bi lañ ko yónnee naan ko envoyé bonjour Jams production. yaa may dégg réclamation baa ngi nii. réclamation bii la booy jël biñ dugalee seen première son début décembre. xam ni nekkuñu si yoon. bi ma leen wooyee dañ koo dindi. Baye Zale dugalaat ko ñoom ñu woo Baye Zale envoyé ko réclamation YouTube. yaa may dégg ba pare woo ko yónnee ma vocal yi ñu doon waxanteeg ñoom pour ñu dindi ko. Baye Zale leen waa dindi naa ko ndeke dindiwu ko Baye Zale da koo masqué. Baye Zale daa jël vidéo bi masqué ko. comprendre nga. bi mu masqué vidéo bi lien bi man ba ma ko seetaanee teg dama ko copier denc ko li ma lay wax rek lépp damay préserver parce que man magum jëmm laa kilifa laa bëgguma ñu may dégg ci ay détails may wax loo xam te ne aw ma précision. man lu ma leen di wax li ma leen woon yëpp du saagawu ma xasuma kenn. indiwu ma fi xam nga la moo fi indi leeral te sama leeral yëpp ay preuve laa leen di tegal 4 sur 4 ba lépp leer te defe naa ni preuve yi su génnee coow li fii lay jaaree fay ba faaw. bi mu defee bi mu génnee masqué son bi man amoon naa lien bi. dama ko copier woon def ko sama boîte mail denc ko parce que li doon na ma xeeñ lien baa ngi nii lien bii nii ngay gis nii moo nekkoon lien wu son booy bi Baye Zale jëlee son booy bi def ko si chaîne am ba pare bindu si turu booy bi de bindu si turu Waly de xam lu ci bind. Sidi Diop choc boo leen demee si benn chaîne am na benn kii YouTube bu ma def boo leen mayee ma wax tur bi benn kii bu tudd waa Dakar live la tudd. def naa ko démb boo leen fa demee si justification bi dugg naa si lien bi clique ko mu yóbbu ma si chaîne Mandiaye Seck nga gis entente bi Baye Zale Baye Entertainment ba pare ñu jël son booy bi jël turu Sidi Diop def ko ci def titre bi def ko pour bu ñu réclamer YouTube ni même titre la même son la même artiste la même musique la pour YouTube mën ko striker par Content ID parce que YouTube mënoo dindi son sans nga protéger ko par Content ID comprendre nga. bi ma jëlee lien bi après ñoom bi ñu ma gisee si émission boobu la ñu gaaw supprimer vidéo bi xoolal boo duggee ci lien bi xoolal bu télécharger gis nga xoolal lu mu lay bindal vidéo non disponible cette vidéo est privée gis nga ba léegi xoolal dañ ko privé mais lii leer na gis nga léegi
lu tax mu denc loolu masqué ko ndax xam na ne Sidi Diop tôt ou tard day génne choc léegi comme am na musique bu nuroog moom rek ingénieur bi nekkoon fi jël na musique bi jox ko booy bi woy na ko musique yaa nuroo rek mu ni xaaral léegi nag am naa arme moo mën a détruire kii clip bi mu def yëpp dinaa ko yàq si la ko dencee ñun bi ñu dugalee suñu clip tag rek daa modifié turu son booy bi tuddee ko Sidi def choc jël kii bi lancé strike bi mu ko lancé YouTube dafa am ay algorithme ñoom ñu ngi wax naan ay rëbëw ñoom xamuñu li xew les algorithmes dañoo nekk si biir YouTube parce que ñi bureau yi YouTube ñoom mënuñu toog seen i bureau di lijjanti Dakar Buzz dugal na lii kee moo ko moom mënuñu lijjanti dañoo créé tubaab dafa créé ay détective ay rëbëw détective yoo xamante ni musique yu nuroo rek da koy détecté ni kënk musique bi nuroo na yaa ma dégg yow bu la signalé rek yow da ngay am droit 2 options nga ni leen non nañu garder affaire bi comment expliquer léegi lépp luy jëm ci wàllu droit man dama koy jël moo waral yéen soo leen def seen i série wala ngeen di def da amoo leen droit jël image yu keneen parce que mën na jël seen i droit wala ngeen jël moo tax ñiy def série di wut ñu leen di programmer musique kon ñu jël son Youssou Ndour wala son Wally Seck def ko ci mais duñ ko def parce que dañuy dem si ingénieur mu defal leen musique bu bees parce que droit la ñuy bañ droit boobu noonu day am ay rëbëw détective son bi nekk fii Michael Jackson boo ko jëloon wala son R. Kelly nga nekk Sénégal R. Kelly xamul kuy Ami mais fi nga toog lay toog YouTube envoyé la parce que nan lañ ko xamee R. Kelly moo leen wax ne Ami jël na sama son ay rëbëw ñoo si nekk yuy détective ay son yu nuroo si la détecté loolu mu ni leen ma bàyyi fi son clip bi mu des lu mu am ci xaalis ngeen jël ko wala ma dindi ko carrément ñoom ñu ne na ko dindi carrément parce que loolu lañ ci bëggoon vidéo Sidi mais loolu taxul mu dañ parce que YouTube du rëbëw yi duñ dindi rek YouTube accordé après YouTube da lay may 10 jours pour nga def sa revendication d'accord les 10 jours yi bu weesoo defoo revendication dañuy dindi vidéo bi léegi si 10 jours yooyu noonu keneen tant que joxuñu verdict keneen ku dugal YouTube day bloqué waat moo waraloon ñu indi seen liste boobu noonu di leen wan naan ñun ñëpp dañ ko dugal YouTube bloqué ko c'est très normal parce que ñoo lancé Content ID ba YouTube bloqué benn affaire boobu noonu keneen ku ko laalaat noonu lay defaat yaa ngi dégg damay leeral lépp mu leer léegi bi loolu amee ma woo Baye Zal ma ne ko Baye xamuma la c'est la première fois ñuy wax téléphone te sa problème ak Sidi xaw ma nu mu demee Mandiaye Seck ci man la nekkoon ma yàq ci sama lépp sama énergie sama temps Mandiaye mu ngi may dégg moom mën na ma waxal lu ne mais Mandiaye du ma waxal loolu parce que Mandiaye xam na li ma daj ci moom ak fi ma ko yóbbu ba ma koy jël xam na fi mu tolloon bi ma koy indi xam na fi mu nekk ba fi mu toll nii ma ni ko Mandiaye ci man la nekkoon ay son mag lépp luy clip lu ko nit ñi xamee featuring yi mu def ak Bastu ak clip yi mu tourné ak Sumbuloo yëpp sama chaîne la nekk te loolu la ko nit ñi xamee si lañ ko commencé sax di nangul naan Mandiaye mi góorgóorlu te son yi ay ok bësal ok yooyu yëpp mi ngi sama chaîne mun naa xëy bonjour ni nga def Sidi am na ay clipam yu mu defoon yu yàgg ay son ay albumam nga jël chaîne am supprimer lépp tuddee ko Mandiaye Seck mun naa xëy def ko defuma ko album mu Mandiaye Seck mi ngi nii album 15 titres la 15 titres album mu 15 titres mi ngi nii xaaral ma woon leen yoo xamante ni da koo enregistré ba pare mu war a génn mais avant mu doon génn ci la jotee góon ak Jules ba problème am comprendre nga ba mu génn fii album Mandiaye Seck ngi nii yàlla Mandiaye Seck ñaata titre 15 éléments album bi Mandiaye Seck amu ci benn son yëpp a ngi fii bu lépp rafetoon Mandiaye mën na xëy fëgg sama porte bi allo Zebes ça va bien sama album bi laa bëgg nga jox ma ko lii ma fi gardé amuluma benn njëriñ joxuma ko kenn mi ngi fii damay jël kele jox ko parce que bi mu amee problème Jules dama ne ko boo saa yoo bëggee clip la son ñëwal lu tax ma jotee ak moom mooy maanaam dama ko jox benn son bu ma mixé wul mooy son bi mu reprendre Youssou Ndour mixé wu ma ko defuma ko dara ma ne ko Mandiaye son bi bu ko yónnee kenn mu xëy di ko yónnee xale yi ñu koy sinap ma mer ma ne kon kii nag comme déggul ma tam mi ngi saltal sama liggéey si laa pare ci Mandiaye loolu laa jotee ak Mandiaye mais amuñu problème Mandiaye nit ku baax la nit koo xamante ne la xam nga amul sax ay détails yi muy dégg ni si site internet ñu koy def loolu yëpp Baye Zal moo koy ruux naan ko attaqué Sidi pour nga am buzz pour nga am lii ak lee yaa ma dégg moom la moo koy dóoranteeg Sidi man maa ko wax dawuma ci Baye Zal man maa wax loolu dawuma ci loo mën nga def boo jaay ay fulla ay fayda ay xamade xam-xam te xamoo dara mën nga fi fekk foo bëgg nag ñu dem loo bëgg ñu dem nee nga fii ba yomal xiyaam doo bàyyi fii ba ginnaaw yomal xiyaam du ma bàyyi loo teg ma teggi Baye Zal ni ma si téléphone bi je te respecte man ko man aussi je te respecte c'est la première fois ñuy wax à part benn yoon
bu ko Sidi indi sama studio benn jour boobu yàgg na boo sax liggéeyu ma ak Sidi. boobu maa ngi liggéey ak Mandiaye. comprendre nga. bëggoon clip bu ma leen doon tourneel moo taxoon mu indi ko fa quoi. moom xam na li may wax. léegi ma ne ko lii nii maa ko moom te gis naa ni sa chaîne moo lancé pour ñu tëj clip bu Sidi dama bëgg nga dindi ko si jekk ak teraanga laa waxee ak moom parce que man xam naa ne su ma nekkee di contester day jël ay temps baa ma jaar directement ci moom. gars yi kenn du ko woo ay yeneen gars yi staffu Sidi du ñu wax ak moom jubóowuñoo ak moom kon kenn amul droit woo ko mais man mi nga xam te ne maay la concerné ma fàttaliku waat lu tax may wax ci wax ji du pour protéger Sidi de sama œuvre moo tax may wax sama œuvre laa jox Sidi ñoom ñu ne ñoo ko moom moo tax may génn di kaas wala may wax. d'accord comprendre nga. ñoom du ñu wax ak moom comme man am naa ay liens yu nice xam naa expliqué. yoo xamante ne jotewu ma kenn dara. man Baye Zal yor naa Sidi am naa problème ñoom mais man jotewu ma ak moom dara ñu ngi sekk jàmm comprendre nga bu ma romboon nuyu ma dama koy fay. comprendre nga si laa ne xaaral ma woo ko kon. mu ni ma maa ngi woo Ahmed Soubana pour mu dindi ko ndax yaa tax ma koy dindi nag. wax la loolu waaw Baye Zal ah enregistrement laa yor mi ngi fii boo paree naa la ko tegal nga déglu ko pour wan ni la man sama nawle nga du ma la wax lu dul dëgg. yéen ñii ñëpp. Dakar Buzz yéen ñi équipe technique bi yëpp naan ko tegal ngeen déglu ko ngeen xam ni man li may wax làq-làqul ma nëbb dama am ay preuve yu leer encore une fois ma fàttali ko dama am ay preuve sénégalais preuve la xam xamul toog di wax rek di victimiser wu di jooy pour ñu yërëm la booy bi dafa tooñ Baye Zal moo ko dugal pour mu tooñ te tooñ boobu moo yàq carrière am instant yi nuyu na carrière am. léegi wàllum plainte bi yaa may dégg balaa maa ñëw si plainte bi. ma woo Baye Zal mu ni ma maa ngi woo Ahmed Soubana pour mu dindi ko. bi mu woowee Ahmed Soubana. man tamit xam naa Ahmed Soubana ma woo Ahmed Soubana ma ne ko Baye Zal laa dégganteel si affaire du strike bi ngeen lancé. mu ne ma waaw maa ngi tournage ñi maa ngi koy dindi léegi. mu jékki-jékki dégg ma waat ko mun na booy man maa ngi jéem a dugg si boîte mail bi mais munu ma dañoo changé mot de passe bi Ahmed Soubana nag mooy dégg télé laa toog Ahmed Soubana ni ma dañoo changé mot de passe bi. ma woo Baye Zal ma ne ko ah Ahmed neen dañoo changé mot de passe bi de munu ma non Ahmed lu muy wax nii non xaaral ma woo ko woowaat Ahmed comment expliquer ma woowaat Ahmed ni ma Baye Zal woo na ma léegi kay nee na moom mi ngi Pikine xaw ma mi ngi ñëw fii moom mu woo ma Baye Zal ni ma maa ngi Pikine maa ngi ni dem si Ahmed Soubana ma ne ah maam xel bu rafet ma woo gaa yëpp man leen ah Baye Zal wax naa ak moom de si joxe teraanga neen dina ko dindi yaa ngi dégg parce que koo naan dindil mu dindi mooy maanaam moomul Baye Zal la moo tax mu nangoo dindi ñoo xam nga dem wane leen preuve yu wane ne ñoom ñoo defoon te ñoo dindi mooy maanaam maa tooñoon maa baalu mais yow loo moom sa preuve nga moom sa yëf ah est-ce que di nga ko def nit di la ko dindi loo nga koy dindi dama lay laaj rek bu la nit ñaanoon Dakar Buzz yéen a moom seen vidéo ah bi ngeen di def nii est-ce que waa beneen site leeral dinañ ñëw woo leen téléphone la Malick vidéo boobu ngeen def ak Zbest dindi leen ko waaye dama leen ko ñaan yéen ngeen dindi ko te mu xam ne yii seen caméra ko tourné seen micro la c'est parce que bu ko nangoo dindi rek mooy maanaam xam na ni nekkul ci dëgg léegi bi ma woowee Ahmed Soubana mu ni man de maa ngi koy woowaat mais jotuma ko ma kon na di woo Baye Zal muy sonné jëlul ma woo Louras ma woowee Louras sama gaañ la Louras xamante nañ bu yàgg ma ne ko Louras ma ne ko problème bi nii ak nii la demee woo naa Baye Zal nag mu wax ak man nee ma da koy dindi neen dindiwu ko comme naan nga mun ma xaaral ma woo Baye Zal man ko maa ngi koy woo muy sonné jëlul ma ne ko xaaral ma munu ma xaaral ma woo Baye Zal mu woo Baye Zal quelque temps mu waat moom laa ne ma allo Best Louras ak may dégg Baye Zal nee na da laa ruus rek xamul nu mu lay def moo tax mënu la jël la respecté ruus la moo tax mënu la jël mais parewul pour dindi vidéo bi parce que day defanteeg booy yi ma ne ah bon ma ne ah léegi nag amatul ay li sama œuvre sama liggéey sama crédibilité moo nekk en jeu kon xaaral ma def li ma yoon may maxu ñëw toog fii si studio fi nga toog ni la toog ma toog fii ñuy waxtaan ci problème bi ma ne ma woo suñu ki yor suñu gérant chaîne bi ma ne ko lancel strike lancel kii contestation si strike bi ñu def mu lancé contestation waa YouTube ma jël preuve bi ma ko war a yëpp suñuy photocopie carte d'identité suñu kii projet bi yëpp ma yónnee YouTube comprendre nga entre temps Louras woote waat ma déggante ak moom di waxtaan ak Louras maxu ni ma aal ma téléphone bi mu ne ko Louras mu ne ko naam mu ne ko Baye Zal li mu def ni dafa tooñ parce que non seulement mi ngi yoroon chaîne Sidi Diop mu supprimer son Sidi Diop bi ah loolu gars yi dinañ ko ci topp ma ne bu ko kenn topp parce que man bëgguma coow tey ñu dugal suñu vidéo mu lancé strike te moom xam na ni booy bi moomul son bi moo maanul son te man yii nii xajuma ci kon donc nañ def lu ñu yoon may Louras interpellé ko ni ko non non bëgguma dara di ñaaw
Louraas ku baax la mu ne bëgguma dara di ñaaw Baye Zal mën naa ko ñaan may ma baal ma ñaan ko balaa ay coow ak ay yooyu di si dugg si la ko Louraas woowee téléphone wax ak moom comme naa expliqué Ibou Thioman dégganteeg maxu ni ko comme xamante nga ak Baye Zal waxal ak moom balaa affaire bi di dem supérieur nit ñi di ko yëg coow di ci am te moom nekkul ci dëgg boobaa moo ciy dugg rek ñaan ay Subatel tëj na Baye Zal ak Subatel def na lii comme naa expliqué parce que fii yoon la kenn moomu ko dëgg la mais ku teguwul ci yoon ñu am ay preuve yu leer boo demee si yoon da lay teg tànk te moom teguwul ci yoon léegi Ibou nag si la woowee kii Baye Zal daal di koy ñaan njekk ndax koy ñaan njekk mooy maanaam koo xamante ni moom maanaam da nga koy ñaan njekk parce que xam na ne li moom dëgguwu ci parce que bu ko moomoon dañ koy bàyyi ak moom kon Ibou Thioman non li yëf Baye Zal lu tax ma koy ñaan njekk mais xam nañ ñëpp xam nañ ni moomu ko moo tax ñu ko doon ñaan moom Louraas woo ko wax ko conséquences yi si nar a nekk nag parce que pare nañ pour def si yoon def si lépp mu daal di woo maxu waxtaan ak moom Baye Zal comme naa expliqué daal di dindi affaire bi mais dindi ko taxul mu supprimer vidéo bi ba léegi daa privé vidéo bi supprimer ko da koo privé am da koo masqué woon lien bi day may accès si vidéo bi instant da koo privé vidéo ba léegi da koo privé yaa ngi dégg léegi bi mu dindee affaire bi ñu lancé suñu contestation YouTube def tranche xool kii la moo tax mu dugal génne ba pare retiré waat ko xool kon ñii ñoo moom dëgg nii dugal ko son bi ñu ko dugaloon YouTube doon ko jël di ko dugal YouTube bi dafa strike yëpp mu génn am na yu bees yu ñu dugalaat depuis dem dans quelques heures incha allah dootoo ko gisati YouTube lancé nañu ay strike YouTube yëpp ay génn te buñ ci génne dañuy bloqué chaîne bi amuñu si sax ay sentiment comprendre nga chaîne bu jël risque ba jël affaire bi dugal ko sa chaîne bu ñu bloqué sa chaîne bul woote di ñaan njekk bul ni dañoo soxor avertir nañ ñëpp parce que son aussi di Diop la moo am droit moo ko moom son bi comprendre nga Baye Zal nag li ma koy wax leen la sama liggéey ma ñor de du toog di dàggasante wala di wax de lii moo ma ñor machine ñi ma xam ñëpp man du ma dem boîte du ma dem resto rarement laay génn ak samay copains man foo ma fekk liggéey rek loolu laa gëm xolo théâtre musique laa commencé 2006 di musique di rap xolo di way lu ne ma def ko ba dugg ci théâtre yàlla boole ma ak Ibou Ndim ñu def Texel sénégalais yëpp bëgguñu xam ñu si ñu am ci lu ne nag ci Texel boobu noonu ci Texel à travers Texel suñuy cachet si laa doon jël di jënd ay benn micro ay benn écran di dëkk si benn néeg ba yàlla defal ma tey ma dugg ci animation nekk Walf jóge fa bàyyi ko ba nekk producteur musical te lii ba ma koy def dama ko galère jàng ko ay at toog nag ni man casé wu naa léegi lii laa bëgg baa ma suivre lii on peut pas attraper deux lapins à la fois te munoo nekk couteau à double tranche si laa toog di liggéey sama liggéey kenn musuma dégg su lu ñaaw The Best moo waxal kii moo fenal kii The Best moo def lii wala publier sama photo parce que dama sécuriser sama vie nekk ci li ma nekk xam luy showbiz nag tey dox li nga xamante ni moo jëm ci wàllu showbiz di liggéey loo xamante ni daanaka booy xool man maa ko fii liggéey mooy damay defar samay morceau comme naa expliqué jaay samay bind ko tegloo nit témoin mu teg témoin mu dem ma jaay ko son bi mu way bëri na son yi fii de buzz yëpp maa ko bind mu teg témoin te mosoo ma dégg ma génn te tegal la témoin jox la ko du dañoo war a génn naa la ñoo la bindal wala dara non duñ sax génn ñu naan ñoo bind son beeg yooyu ñun loolu suñu yoon newu ci mais musique moo toll foofu moo tax musique gu Sénégal développé wul parce que nit day teg jéego pour indi benn initiative ñi jàppee ko lu négatif comprendre nga man The Best sama liggéey bii ma yor moom rek laa am te coow yu ñu may dégg yëpp man ak Bambaal ak yëpp si sama liggéey la boo demee marché ba maire ñuy xuloo si jën la ñuy xuloo de doo dégg maire buy xuloo studio ay son parce que loolu seen yoon newu ci boo demee Dakar Buzz muy xuloo kuy football yéen da ngeen wax ak moom parce que yéen seen yoon newul ci football yéen si média ngeen ne man nag musique laa nekk c'est très normal ma si am coow te coow li dinaa ko amaat ko te maa ngi koy xaar te saa yu ñëwee ma dékkuwaat ko comprendre nga li may interpeller à chaque fois artistes yi fi nekk yëpp laay waxal ñëpp laa sekkal jàmm Talla Diazaka Pape Mam Góor mu ngi may dégg moom Talla mu ngi may dégg sama petit frère la def na fi album am na son yoo xam te ne man maa ko jaay comme ni ma jaayee Sidi Diop am na son yoo xam te ne moom day toog di ko wax moom mu mënee génn mu wax son yaa ngi fii projet yeeg yëpp a ngi fii maa ko bindal texte yi harmonie yëpp ni ko wayal ma jaay ko mu fay ma jaay ko mu dem comprendre ma expliqué noonu laa ko defee yeneen ak ñeneen comprendre ma expliqué kon donc loolu du lu mal lu fi yàgg la kon donc nit c'est très normal nga am si moom confiance ngay liggéey ak moom mu lay tegal témoin mu xëy
loolu génnul mu profité ni moo ko moom loolu c'est très normal loolu c'est humain mais bu ko xale defee rek ba ci am fit yi ba si sos wala muy victimiser wu rek c'est parce que am na ñu ne ci ginnaawam comprendre nga parce que man xale yi ma yor yëpp on vit ensemble man ak ñoom ñu si bëri ñeneen ñu ngi seen kër mais maay fay kër maay fay ndox maay fay location te ñoom si biir ñëpp ku ci amoon sa moyen bopp pour dem sa yoonu bopp da nga koy jël mais boo jëlee sa yoonu bopp war a bëgg single bu baax bëgg clip bu baax di nga ci génne xaalis lu mu bon benn 500 000 yaa ngi dégg li ma la wax bu baax booy leen génn si ay clip lay mat 10 wala mu ëpp ko calculer ñaata million la loolu single bu baax rek pour nga bëgg ko fii nii faa nga génne 200 000 wala 300 000 single bu baax laa wax nag yaa may dégg ñu defaral la clip fayal la clip bi génneel la ko ñu génneel la clip bi ba nit ñi di la xam man ba may débuté ak booy c'est très normal instant yi fi booy toll ku génn mu am coow parce que booy am nañ coow instant bi mais ba may débuté ndoog ñoom ku ci génnoon doo am coow parce que kenn xamul leen woon mais man maa si def sama kéemtalaay kàttan parce que dama leen jàppee comme samay rakk ñoom ñëpp ba si waali mi di wax nii xam naa ni voilà coow li la nii rek mais dama koy def comme sama rakk même Wally moom mu dégg nañ ko mu def beneen sortie wax bay jooy moom Wally Dieng ne nekk na fi 2 ans amul sax 500 francs bu mu yónnee waajuram bu góor donc est-ce que yaa ngi leen doon fay aussi ndax sous contrat lañ fi nekkoon et puis nee na duñ doon lekk yow da nga leen di yónnee hamburger pour ta femme mais ñoom nga leen di seetaan ñu fiy nekk bale raxas duus ak yi ni mel léegi damay leeral ci loolu gis nga man mi jël ay nit indi leen sama kër kon xam nga ne yaatu naa kon xam nga ne man damay partager loolu nag du ma ci tontu xam tax lu ma ci tontu parce que waxu victimiser wala waxu yàq der la ñoom bu ñuy raxas ay ndab wala ñuy bale wala lu ñu mënti def Iblo moomu noonu kër papa mu waajuram ñu ngi géejawaay bii su ma neexoon man ko Iblo demal seen kër nga toog fa bu heure liggéey jotee nga ñëw liggéey mais si kër gi la dëkkoon sama jabar dama ko jëloon appartement comprendre nga man ak sama jabar dëkkuñu woon dama ko jëloon appartement léegi ñoom neen ñoo nekkoon foofu man dama naan wàcc parensaay ñibbi parensaay ma fanaan fa si studio bi ñoom ñoo tax ma bàyyi foofu noonu comprendre nga léegi ñoom seen biir comme ñoom ay góori neen lañ ñoo nekk si biir kër gi dañu leen yàqal indi leen añ ñu añ kër gi bu ñu waree bale emploi temps laa defaraloon comme ñoomi neen la entre góor comme kër yëpp comme yéen jigéen boo dëkkee ensemble et dan jeudi bi yaay bale fii yaay defar waañ yaay defar lii parce que famille la ñu wax on vivait dans la famille ñoom bu ñu raxasee ndab booy raxas nañu waañ ñoom bu ñu raxasee waañ booy raxas nañ duus parce que ñoom neen ñoo doon dëkk seen biir te loolu c'est très normal ay góor yu dëkk sama jabar rus naa mu dëkk sama kër ma jël ay doomu jàmbur di leen raxasloo ay ndab sama jabar mu ngi may dégg sama nawle la ak ñiy fréquenté sama kër yëpp ñu ngi may dégg su ma fenee xam nañ ni zebes mi kon fenkat la man sama jabar mooy togg mooy raxas ndab mooy raxas li mooy def lépp moment bi may dëkk ak ñoom comprendre nga te man du ma lekk dara di bàyyi kenn moom loolu la wax léegi déglul lii di togg lu neex. macha allah xew. macha allah ma bëgg gars yi tàccul ma sa bés. waaw boobu maa fa fekk gars yi ñoom Pape Bilal Assane ak Dan sama jumu. waaw ñoom laa fa fekkoon mu pare pour may ma single bu nice bu rafet. macha allah léegi ci laa bàyyi woon loolu après dem concentré wu si sama jàng Kaolack bi ñu toogee diir ci la ma contacté waat ci la wax Dan xam naa ne boobu amutoon sama numéro ci la ne Dan pour mu woo ma mais bi ñu njëkk a xamante Dan moo ma présenté ak moom. moo booleeg moom mu doon gain bu cool grand bu baax. déglu leen bu yaatu. boo ñëwee këram da nga naan non c'est pas possible. ñëpp fa la ñuy fréquenté di togg waxtaan bi neex ataaya gi di jolli. jabar ju baax di togg lu neex. macha allah ñëpp di xew. macha allah ma bëgg gars yi tàccul ma sa bés. waaw loolu moom la. mais léegi lii moom bu waxee leneen lu jëm ci wàllu dama koy maltraité wala dama koy def dégluwaat leen lii. macha allah d'abord parce que ñun ñii boo ñëwoon boo waaxu woon ndànk ñëw fekk ñu si suñu dëkkuwaay. danoo dëkk si dëkkin bu jekk dëkkin bu rafet. dégg ngeen dëkkin boo xam ne tey kenn yéenewul sa morom lu bon ñun ñëpp yéenante jàmm la ñuy xëy ci jàmm la ñuy gont ñun ñëpp man su may wax dama naan staff bi dama naan Jules ak Bess dañoo mën a recruter macha allah waaw ndaxte ñoom bu ñu lay recruter ci lépp la ñuy xool ci lépp ndaxte tey boo ñëwee def fa 1 mois 2 mois nekk si seen biir dinañ la xool dinañ la jàng bu baax boo leen doyul dañ leen abal ndax gars yi dañuy liggéey.
d'accord ba tax na ñun ñëpp ku si nekk da nga am jikko yoo xam ne macha allah dafa taaru. bu ñu yéenante jàmm dañuy dëkk si dëkkin bu taaru macha allah. man Iblo day sol daal mu ñëw solo dan waxi noppi moom moo jigéen ñi waxi noppi. mais kii lan ngeen ko war a wax kon lan ngeen ko war a wax kii mooy wax nii de moom moo toog nii non àdduna dafa garaaw le 10 juillet te boobu 10 juillet kon mi ngi woon ci kër gi te Sidi Diop enregistré son bi depuis mars beneen bi mooy bii déglu leen fii. daanale léegi nii Wally. moom nee na moom nee na son bi moo ko bind sonam la ba pare mu waxaat ci interview bi kër yi dama tëdd ba guddi mu yeema 3 heures du matin mais yow koo nar a yee 3 heures du matin naan ko wayal bindal nan lay bind mooy c'est parce que bu la yee 3 heures du matin moo dañ ni la kaay nga way a nga am idée yëpp maa koy génne ñoom ñëpp ñi may dégg fii The Best Family son bu mu génne maa bind texte yi maa jox harmonie maa jox idée yu ñu ko way ak yëpp parce que boo xoolee son booy nga xam ne son yi ay son yu professionnel la du son yoo xam te ne ay xale ñoo toog di ko créer yaa may dégg ba si moom son Sidi Diop bi mu wayaat nii ni mu ko wayee sax baaxul parce que autotune la wayee machine lañ def si baat bi te dégg ngeen Sidi Diop ni mu wayee mooy maanaam booy mën na liggéeyaat lu bëri te ñoom loolu lépp dama doon ko masqué si ñoom booy ñoom moom Wally xamul luy gaam xamul luy justesse ñoom ñëpp dama leen daan teg di leen wax lii mooy gaam lii mooy justesse seen petit gaal lañ nekkoon di fa way ay orchestre ay woyu mbalax maa leen dugal ci ay afro di leen wanaa nii ngeen koy wayee ak nii ak nii comprendre nga parce que loolu mooy sama rôle ak ñoom ñëpp xale yëpp léegi moom nee na moo bind affaire moo kii léegi déglu leen bi ko waa ji laajee ni ko yow idées yi seen son yi idées yi nu muy demee maanaam nan ngeen di def ba créer ko déglu leen ko li mu wax ñu dem ci morceau bi nga wax ma morceau bi ci lu mu la fekk ak participation bi nga xamante ne def nga ko ci biir morceau bi. waaw comme ni ko si waxee rek moom idée yi moom si moom lay jógee njëkk ñun kaa leen way rek lañ ci am. d'accord waaw kaa leen way. morceau bi su ma juum gars yi su ma juum est-ce que fekk ñu ñuy nelaw comme ni ko gars yi waxee. d'accord kaa leen ngeen enregistré. ñu jóg ñun ñëpp ñu enregistré mu nice comme ni ko ko waxee laay feelu léegi. morceau yi li ci gën a nice mooy yoo xam ne tooguñu waajur ko. dañuy ñëw kaa leen way des fois dañuy toog dajaloo ñun ñëpp kaa leen enregistré ñu enregistré morceau bi génn nice. d'accord. léegi man est-ce que jarate na may continuer émission bi. d'accord juste xanaa nga leeralal ñu kay xanaa si wàllum yoon gi da nga ko. waaw yoon bi du ma ci wax lu bëri. ginnaaw suba la yàggatul. damay bàyyi waaw incha allahu rabbi li ñu war a def yëpp preuve yi ñu war a dajale yëpp dajale nañ ko. lépp mu ngi si loxo justice ñoom woo nañ leen téléphone. kan ak kan. ñoom man maa porté plainte Baye Zal. Papa Bile. ak Wally te dama ciy teg Iblo. waaw. yaa ngi dégg. man maa leen porté plainte. d'accord kuy porté plainte kay xanaa làqatuwoo nëbbatuwoo. te man gendarmerie sama papa neew fa sama yaay neew fa dama faa dem doxal sama bopp sama tànk ni leen dañ maa tooñ. gendarmerie ni kan moo la tooñ ma di ko diw lan la tooñee ku ne ma wax li ma tooñee wax motif def sama plainte ba pare ñu ne ma est-ce que am nga lu la wóor ma génne ay preuve waa gendarmerie xool gis téye preuve yi woo leen téléphone. léegi bu lëndee dinañ xam. d'accord dëgg féete te lii ma génne nii yëpp. xam ngeen ni fii jaratu sax coow li di jug. parce que Sidi. moo tax may génn. d'accord parce que moom du moom mooy génn naan sàccu ma di wax ak boo yoo xam te ne kenn xamu leen boo yu soog a débuté ay lu bëri dese leen ci aar. du Sidi mi yàgg ci aar yàgg ci liggéey. mooy nekk fii di détail ak ñoom man maa defar son man la concerné kon maa war a génn moo tax may wax moo tax may bëri wax. moo tax ma génn pour leeral lii li ma doon leeral nag lii la. lii defe naa ni ku mu doyul moom. wala nga commentaire saaga wala nga commentaire ma xam ni yow moom maanaam da nga bañ nit rek soit da nga bañ Sidi wala nga bañ sa bés mais man commentaire sax du ma ko lire. yaa ma dégg lu nit ñi di wax importé ma mais li ma war man ma koy def dama koy def muy leeral. te fii ak 100 ans ami maa la ko wax fii sénégalais yi ñu ngi may dégg. sama liggéey lii la moo ma may xaalis mooy bind son di ko jaay. di ko jaay xaalis bëri lañ ma ciy fay. si laay am lépp di tedd di si dundal sama njaboot di leen si dundal moom ñoom si la la naan dundal ñoom ñii taxaw tey di ma guerre di leen jox ñuy lekk sama ñaq lañ daan dundee kon ennemi buy dundal daan dundee sa ñaq. defe naa ni kooku mënu am lenn lu mu def loo xam te ne looy jaaxal la. tey boo yi fi nekk yëpp lii sax day tax du ma ni dootuma jàppaleeti nit de mais dina ma gën a yee dinaa gën a entouré waat dinaa gën a xool toogaay bi dinaa gën a defar sama bopp dinaa gën a xam ñi may fréquenté dinaa gën a xam man ki ma doon. dinaa bàyyi bon cœur bi ma doon dinaa bàyyi maanaam bon cœur sax mënoo ko bàyyi si nit lay ne mais dinaa gën a limité sama jàppale nit jàppale doomu aadama te Baye Zal fi may tëjee laay tontu
lu tax may wax ak moom mooy dafa jël sama morceau protéger ko ci biir chaîne am lancé ma strike looloo waral sama discussion ak moom ak sama jàppante ak moom du ay ennemi man du ma xool kenn di ko bañ yàgg na def yàgg na wax Sidi dégguma waxuma sama yoon new ci man staffu Sidi ak ay carrière u Sidi ak man loolu ça m'importe peu xam nga lu ma importé mooy suba teel bi Sidi nekk comprendre nga te ma liggéey musique bi bu ko sama grand laajaañ liggéeyoon wala Papis Konaté du ma ci ŋàng du ma ci génn lu tax ma ciy wax mooy maanaam sama musique la man moo tax may génn di wax te moom ak waayam jooju noonu waayam jooju sax du ma ko tontu quoi franchement parce que ku kenn xamul ku kenn nawloowul non du yéen a koy tontu ko kenn du ko tontu ku kenn nawloowul kuy wax ci télé mel ni da ngaa xam te xamoo comprendre nga du ma ko tontu du ma ko xas lu mu wax yëpp jéggal naa ko ci xol bu sedd guy comprendre nga ñun ay góor yàlla lañ duñ toog ci ay nit di xas wala ñuy wax nit lu ñu war ta wax mais bu ñu amee lu ñu war a wax nit ci direct dañ koy jàkkaarloo moom wax ko duñu am na benn waajoo xam te ni moo tëj ci maa ni Baye Zal yow yaa strike kii bi yaay comploté lépp xam nga ne kuy làqatu du wax loolu te li nga ma woo fii ba 100 ans doo bàyyi laaj ma ñoom is ñoom Mandiaye Seck xam nañ kuy the best wala nga dem nga laaj ma keneen ak keneen man du ma bàyyi ni nga mel laa mel fii ba 100 ans maa ngi lay xaar loo teg ma teggi loolu leer na voilà loolu leer na best te ba pare am na benn point boo xam te ni pour wan la yàlla lu muy weer moom avant muy def lii Malick avant muy def lii ami xam lu mu def avant booy bi daa woo vidéo bi boo ko doon dugal naa la yónnee benn capture boo xam ne li ngeen capture bi ngeen gis ci écran bi dañu la vidéo bi daa été signé par Ouz PA xam ngeen kuy Ouz PA Ouz PA benn woykat la Ouz Boy PA Parcelles la dëkk moom moo ko def ci turu Ouz PA parce que daa def moo ko def Ouz PA yónnee ko ñoom Ouz PA ni leen maa ko def nii boo leen ko gisee pour en cas bu leen laajte parce que dama booy bi da koo def mais amul buzz léegi damaa bëgg def ko pour nga am coow amaale si coow pour ñu mën a yow rek laa gis ni yaay booy bi mën a daaneel Sidi Diop comprendre nga moo tax ngeen gis Ouz PA bii ngeen gis nii comprendre nga bi mu ko defee waa Ouz PA yi ñoom nanguwuñu parce que Ouz Boy PA xam naa ko sama gaañ la dañuy déggante WhatsApp et tout ñëw na sama studio toog et tout nit ku baax la nit ku honnête la moom magam maas comprendre nga kenn mosu leen dégg ci ay détails ak ay problème ñoom dañoo neutre yaa may dégg dugguñu si jeu Baye Zal ñoom nag bi ñu ma déggee may wax télé ba expliqué ni vidéo bi ñu koy supprimer si turu Ouz PA lañ ci def ñoom ñu bëgg a seetal seen bopp comme seen tur ànd na ci si lañ ma woowee expliqué ma cas bi nu mu demee comprendre nga li Baye Zal di def moo tax démb yëg nañ affaire bi muy woo patron waykat bi Ouz PA pour di ko wax pour bu booy bi def sotteeg yooyu noonu comprendre expliqué moo tax mu ñëw si émission bi di la invité naan am na boo yoo xamante ni ñoom ñu ngi leen di waaj a ngemb ak yooyu ngembuñu kenn ñun la ñuy wax ay preuve la àndal te xasuñu kenn magu artiste boobu artiste bi warul ñëw ci détails yi di wax mais magu artiste boobu noonu muy maas ba ma ko gëjee gis ak léegi yàgg na maa ko woo ni ko ñëwal nga leeral affaire yi mu leer te moom ay preuve la yor yu ko Baye Zal envoyé yëpp moom day ñëw toog fii dugg WhatsApp am génne numéro Baye Zal nga xool numéro bi yow mu génne preuve yi mu ko yónnee si Ouz PA bi nga gis capture bi yaa may dégg ak Baye Zal woo na ko téléphone pour di ko expliquer moom mooy ñëw leeral te loolu defe naa ku mu doy dara dootu la doy xam naa dama fi jaare mu tëjaale balaa ngaa tëj na laaj aussi benn question lu ñuy wax ci nee nañ The Best jote na ak Bambali avant loolu The Best ak Boy bi la même chose The Best ak Mandiaye The Best encore nee nañ ak xaritam bi nga xamante ne moom la ko ñëpp xamee di Ibou Ndim ñu ne bu yàggee est-ce que newul na The Best tamit affaire bi si The Best jotewul ak Mandiaye dara The Best man jotewuma ak Mandiaye dara Mandiaye sama gayan la dañoo liggéeyatul man ak moom mu téye boppam ma téye sam bopp comprendre nga te Mandiaye mu ngi may dégg Mandiaye Seck Jules la amal problème am Jules moo ko indi woon ci man bi mu amee problème Jules man dama kaa proposé ni ko comme Jules nga amal problème liggéey mënul demee comme ni mu daan demee mais boobu soxlaa son wala clip ñëwal ma defal la ko sama jabar dafa bëgg Mandiaye yaa may dégg comme ni mu bëggee yenn artistes yëpp comment expliquer parce que Mandiaye nit ku baax la ay erreur la ko ñu ñuy dugal Ibou Ndim musuma wax ma def musuma wax musuñu jàppante man ak moom musuñu am problème comprendre ma expliqué génn na def sorti ñu laaj ko ci The Best affaire yooyu noonu mu wax comprendre nga te boobu ba léegi déggoo leen ma génn ma def tontu parce que xamoon naa ni kii sama frère la sama lépp la seytaane nag ak moo mën a dugg ci lu ne moo mën a yàq lu ne parce que ñoo débutandoo lépp maa ngi moom fu metti yëpp ñoo fa jaar te mi ngi ni tey maa ngi moom ñu ngi si jàmm en direct laa toog télé
di def émission moom mu dugg woote moom Ibou Ndim seedeel ma seede bu rafet ñu nekk si jàmm ba ñu ngi déggante nice war a liggéeyaat nice comprendre nga ñooñu aw maa ñoom problème ñi ma amal problème te tax ngeen ma siy génn ba ma Ndiaye musuma am problème génn ci presse ne dama am ak moom problème bu ko am na génne yaa may dégg Ibou Ndim musuma génn wax ne dama am ak moom problème ñi ma amal problème mooy ñiy sàcc samay son yàlla moo ma may loolu man ma koy sante yàlla mën na xëy dindi ko ci man mën na xëy ma dof wala ma dee mais yàlla moo ma may jox ma xam-xam ma mën a bind mën a composer kon donc ñooñu bu ñu fi ñëwee Bambaale maa ko jàppale yaa may dégg moom du weddi loolu comprendre nga à travers Djibi Diop benn grand bu ko indi woon foofu ki ma loof mu am ak problème Djibi Diop teewul mi ngi ñëw ci man sàcc bi maa ko defar maa ko bind maa ko composé maa tourné clip bi te mosuma génn fenn taxaw di ko wax boobu ma Ndiaye Seck ñëwee ay problème am mu téye boppam comprendre nga si la jël benn son miir naa boobu noonu boo yee ko way xam nga ay weer si ginnaaw mu jël ko génne ko ni moo ko moom comprendre expliqué depuis sama son yi nag bi mu ko bàyyee ba amatul lu mu jël am na yoo xamante ni sax da ko doon waaj a jël di ko génne ma yëg ko xam ne mi ngi waaj a génne sama son man boo xam ne génneeguma ko ma profité génne ko mu dencaat boobu est-ce que yaa may dégg lu ma expliqué depuis boobu ba léegi ay œuvre boppam lay def nee na œuvre boppam yooyu amul sa 10 000 vues kenn déggu ko kenn senabu ko kenn tiktoku ko kon moom war na xoolaat boppam ni man mii kat yaa problème te pourtant affaire mënoon na rafet Bambaale mënoon na am ak man problème ñu dem ba ay jamono ay kilifa ñu rus ay kilifa ñu jubóole ñu yaa may dégg sukkee am na ay son yu mu fi am moom yu mu mënul jot yoo xam ne amu ko mën naa xëy jox ko si kele ni ko demal nga way nga jël sa son mais boo nekkee ci internet di def yu bon yaa may dégg wala ngay wax lu ñaaw ëllëg da ngay am kersa sax def loolu comprendre nga parce que Bambaale moom xam na sama jikko xam na nu ma mel ñoom bu ma soxoree wala ma nekku bon wala ma nekkul partage ñoom ñëpp xam nañ man qui je suis man nag presse su ma si génnee moom mooy dañ maa tooñ te fii ba santaane internet yi wax leen neex xam man la moo ma ñor ku ma tooñ ma leeral lijjanti li may lijjanti bu jaaree yoon ma dem yoon bu jaree génn si presse wax ma génn si presse wax ak ku mu mënti doon voilà d'accord loolu leer na best lan ngay tàggatoowee li may tàggatoowee mooy d'abord damay jéggaluwaat sénégalais yi laay jéggalu man sax ak samay parents sama famille parce que du neex ngay dégg sa doom ci ay détails damay jéggaluwaat bu baax a baax a baax sama famille di jéggaluwaat bu baax a baax a baax sénégalais yi di jéggaluwaat bu baax a baax sénégalais yi parce que war nañ tal leneen sax loolu ay coow mais ku ndoombi rey sa maam foo seen lu ñuul daw dëgg la te problème bii nii rek laa ko mënoon lijjantee mooy toog génne ay vaar yaa may dégg ba yow mii sax di ma poser question xam nga ni léegi même boo ko waxul te tax du sa yoon newu ci liggéeykat nga mais yow en âme conscience xam nga fu dëgg féete parce que dëgg mooy finira toujours par triompher la vérité finira toujours par triompher donc maa ngi leen di jégaluwaat ci li ma génn ak wax jeeg bu dee dama fee wax loo xamante ni lu ëpp la kenn yëg si boppam wala ma frustré si kenn maa ngi jégaluwaat di sant nag di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni depuis boobu ba léegi ñuy inquiété wu si problème bi ñi nga xamante ni lépp fi la leen fekk kër gi fii la ñuy fréquenté bu ñu gisee booy bi wax dañuy taf seen gémmiñ am na ñoo xamante ni mënuñu xool vidéo booy bi am ñoo xam dañu koy gis di jooy parce que tellement affaire bi ni ñu ko orchestré man su ma noyoon bopp rek mooy sama carrière jeex na carrière Sidy Diop jeex na comme naa expliqué looloo tax ma génn pour leeral sénégalais yi leer sénégalais yi ñoom dañuy juger xool ku am preuve ku amul preuve booy bi nag lépp lu ma waxal loolu lu ma defal jéggal naa ko ba mu des si ñu dem yoon incha allahu rabbi bu ko defee yoon tranché li ñu yoon may mu def ko yoon moom du ma ko bàyyi amul kuy taxaw di ma ñaan naa ma yoon nii ma koy bàyyi yoon bi da koy lijjanti ba mu leer te booy boobu toogoon fii sama machine muy papa bile moom tamit dama yóbbu ko ci yoon beneen dossier bu mu mënti yor sama yeneen projet mu yor xaw ma yeneen projet la yor parce que man li ma yor ci ay son dafa bëri booy dañuy way rek du ñu xam sax ku moom dañuy way rek pense ñu way son yu bëri ma jël ko ni son bii nga wayoon mu jox naa ko kii parce que man noonu laay liggéeyee comme naa expliqué si man lañ nekk man maay bind maay composé maa moom sama morceau te morceau yi su ma koy composé dafa may musiciens yuy toog composé ndoog ñoom ñoo ñëpp comme naa ma expliqué kon donc du coup bu li amee ñoom ñëpp leen di frustré mais moom papa bi le xaw ma yan projet la yor mais projet bu mu mënti yor su ko conscience am mayee ak fitam ak xelam pour mu génne waxuma la sax musique mais parole
ak idée na ko def buñ ko defaatee ma génnaat jaaraat fi ma war a jaar d'autant plus sax lii gëw ma ni nit dina ma ci gaaw a defaat nii mu ma def lu may defati maa ngi saluer sama grand bi nekk Sodav lu may defati dinaa def li ma war yoon may dinaa ko yónnee vite fait protéger denc te yooyu noonu yëpp yu ñu yor ak yu ñu yorul ak yi génn ak yi génnul yëpp lépp def naa ko ci dossier denc ku ñeme na nga laal te ku laalaat ma génnaat fii ba 100 ans te ma fàttali sénégalais su may génn wala may wax ci wàllu sama liggéey rek lay doon the best du wax ci détail jàmbur du ma défendre kenn si sama liggéey laay wax Mass mooy ñëw leeral li nga xamante ni moom la Baye Zal def coup bu mu naroon teg Sidi Diop jaarale ko ci OuzPA voilà ana Mass pense voilà comme ni ko best waxee léegi mu ne nañ Mass ñëw am lum ñu leeralal Mass a ngi nii toog Mass dama lay nuyu d'abord di la dalal jàmm balaa nga ñuy leeralal waaw soxna si maa ngi lay yëgatul micro bi waaw soxna si maa ngi lay fay di kontaan ci woo bi ngeen ma woo pour ñu am tuuti luñ leeral parce que am naa yaakaar ni soo gisee ma génn wax sax parce que ñun lu ñu wax ci lu ñu leerul mbaa lu ñu wóorul ndax ki nga xamante ni si mooy OuzPA ñu dégg ci turam moo ñu toog ci télé bi di ko tudd commentaire yi di daw fu ne ñu ñuy woo fu nekk looloo waral tey ma génn pour am lu ma leeral tuuti parce que am naa yaakaar ni musique bi kenn ku ci nekk yaa ngi sa yoon di liggéey waaw te boo gëmee li ngay def gëm li ngay liggéey war nga nekk sa yoon te bañ a xool yoonu jàmbur waaw OuzPA nag bon dafa nekk ci label boo xamante ni si ay kilifa lañ amul droit génn di wax te wax la wuñ ko wala dara mais man maa am ay preuve parce que man la Baye Zal woo téléphone comprendre nga bi ma wooy expliquer ma détails yi ni mu demee ñu nit duñu dugg ci loo xamante ni si leeruñu wala wóoruñu parce que lépp lu ñuy def rek day doon lu leer mbaa lu wóor waaw bi ma expliquer détail bi ni mu demee tontu wu ma ko mu envoyé ma lien bi ne ma ku cliquer YouTube soo duggee boo bëggee xool son bi lii la lay indil quoi Ouz la lay indil que ni moom moo yàq moom moo kii son moom moo réclamé quoi comprendre loolu laay ñëw di leeral que ni Ouz lim bind sax mënu ko woy moom mi ngi si yoonam di liggéey maanaam xoolul beneen artiste moom boppam la gëm te ñu ngi dégg lu nekk nag ñu ngi dégg façon lu ne comme moom en tant que man maay frère man maay magam dinaa génn pour leeral Sénégal yi que ne Ouz moomul son woyul son et puis tamit xeexu jàmbur ci liggéeyam la nekk waaw pour mu leer comprendre nga Baye Zal woo na ma le 7 janvier 7 janvier waaw le 7 bii la ma woo téléphone envoyé ma lien bi dañ ko capturé envoyé ma ko et bi ma ko envoyé ci la ni ñun day duñ dugg ci loo xamante ni si leeruñu bi ñu déggee tamit Zbest dugg génn ci télé bi tudd Ouz ak commentaire yi ñuy dégg waaw looloo waral ñu moo nekk nii parce que boo ko xoolee di nga ko gis le 7 janvier la waaw li tax ma génn nag mooy damay génn pour protéger sama rakk que ni moom yoonam nekku ci woowul son moomul son bindul son mi ngi ci liggéeyam nekk di suivre carrière am waaw ñu ngi dégg commentaire bu nekk ni Ouz moo def lii waaw looloo waral ma génn pour leeral d'accord loolu leer na ñu ngi lay jaajëfal Mass jërëjëf jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax ba jaajëfal aussi Zbest ci leeral yi nga xamante ne ni ñoom it indi nañ ko di seen version donc comme ni ma leen ko waxee toujours c'est pas à nous de juger donc à vous de juger ñu ngi noonu dégg ngeen version yëpp donc mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit yéen ñuy doon teewlu jox leen dig daje yeneen i jotaay jaa ngeen jëf. ana ñu bëgg voiture maanaam auto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada auto wala marque auto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen
oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna.